Génération FM 93.4. nuyu nañ leen mbokki rafetlu ànd beeg programme Génération FM Ziguinchor 93.4 kaddu gi di bàyyeekoo en direct studio Touré Kunda waxtu xabaar yi ci wolof ci Sao Koli Mamadou Diatta Tons Dali Cheikh Goudiaby. nañu amal jano ak taskatu xabaar yi alxamis gu démb gi ca village artisanal bu Ziguinchor waa cadre concertation buy ëmb ñi nga xam te ñoom ñoo di artisan yeeg agriculteurs yi seeni njiit li nag di ki nga xam te moo di Abdoulaye Diakhaby daal dina rek rafetlu bu baax a baax gunge yu ma gis ni Macky Sall ak gouvernement moom lañ nekk di gunge ñoom ñi nga xam te ñooy artisan yeeg agriculteurs yi rawatina gannaaw bu ñu jëlee mesure ni kenn waratul daaneel ay bant ca àll ba loolee nag démb lañ ko doon siiwal naan ko nag na gën a góorgóorlu ci li nga xam te moo di gunge gi ñu gis ni ñoo ngi leen di koy gunge wala état bi mu leen di koy gunge ñoom ñooñu di rek waa CCA bu Ziguinchor di ngeen ko ci dégg moom Abdoulaye Diakhaby ci biir ëttu jotaayu xabaar yi ñi nga xam te ni rek ñoom ñoo di étudiants yu nekk ca centre régional formation santé Ziguinchor mer nañu ba futu ndaxte dañoo comprendre lan moo tax ba léegi xeetu examen yi ñuy daal di amal defaluñu leen ko te jamono yi révision mu ngi leen di waaj a rey daal nañu sàkku nag ci kilifa yi ñu def li war ba ñu mën a def seen examen yi Amady Khalilou Diame dana ci ñëw nu mu gën a yaatoo ci biir ëttu jotaayu xabaar yi doxo ñaxtu itam amal nañ ko ñoom ñi nga xam te ñooy collectif des diplômés et élèves du centre de formation des techniciens des eaux et forêts chasse et parcs nationaux bu Djibélor daan nañu jébbal nag ab bataaxal bi ñuy tënk lépp lu leen naqari jébbal ko préfet bu Ziguinchor des na cee ñëw ak yaatal ak ki nga xam te moo di Bakary Thiolat Diatta mi seen porte parole ci biir ëttu jotaayu xabaar yi lii de xabaar itam lañu daal di waxtaanee association des juristes sénégalais yi nga xamante ni tàmbale na formation ñaari fan ni ngi démb kii nga xamante ni rek moom moo di Binta Traoré fekkee na googuleeg atelier buñ koy door di ngeen ci dégg compte rendu ci biir ëttu jotaayu xabaar yi xabaaru bitim réew daañu leen ko yëgee xabaaru tàggat yaram itam xabaaru yëglekaay yi moo war a ndar kap yi ëttu jotaayu xabaar ponk waa ngi noonu léegi ñu faram fàccee ko. si Sao Koli moo ne ci kaddu gi Mamadou Diatta Tons Dali ci xarale gi ngir fréquence 93.4 Cheikh Goudiaby informaticien kër gi moo tax ngeen di mën a seetaan ak di déglu bi le journal ci Facebook Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 ak itam ci YouTube sunu adresse foofee mooy la Teranga TV ñu leen di wax ni kaddu gi mi ngi bàyyeekoo en direct studio Touré Kunda bu rajo Génération FM ca quartier Kandé Ziguinchor janoo ak taskatu xabaar yi doon nañ ko amal ca village artisanal bu Ziguinchor président cadre concertation des artisans et agriculteurs bu région wu Ziguinchor ci la daal di profité ngir rek xamle ni ñoom ñooñu ànd nañu ak tere bi Macky Sall tere ñu dagg bant yi ca àll ba gannaaw bi di xew boo fa amee waaye nag itam rafetlu bu baax a baax gunge gi mu gis ni Macky Sall mu leen di koy def ba du yëg coono yi ñàkk bant yi ñu war a daaneel ci àll bi moom nag sàkku na ndimbal li nga xamante ne Macky Sall mu ngi ko leen di koy defal ba dégg nii na ci continuer moom Abdoulaye Diakhaby mooy président bu CCA ñu déglu ko ci ay kàddu yi nga xamante ni dënk na ko Amady Khalilou Diame. donc loolu def ko contre menuisier c'est-à-dire loolu dafa nekk décret bu nga xam da ko jël contre ces exploitants ak lobby yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si àll bi mais malheureusement affaire bi jot na laal menuisier ébéniste ak charpentier donc loolu bu amee yàlla def mu ñëw si tournée bi économique comme Ziguinchor jot nañu recevoir ñun waa CCA ñu toog waxtaan moo expliqué ko jafe-jafe yi nga xam ne menuisier ébéniste yi ak charpentier moom lañ nekk di dund ndax décret bi. c'est vrai xam nañ wax nañ ko ni ànd nañ ak décret bi parce que àll bi bu ñu nee Casamance 70% àll bi moo tax ñu wax balaa ñuy wax suñu culture donc ñun war ñu seetaan ñi war a yàq àll bi donc mais malheureusement décret bi laat na artisan yi ak charpentier donc mais ba boobu lañ leen ko demoon wax demuñu sax ay loxo nen wax nañ ko situation kii mais defal nañ ko aussi ay propositions yi nga xam ne moom moo war a sax mooy maanaam ñu am ay centrale d'achat si région yi nga xam ne décret bi fa la nekk comme ça artisans yi mën a jënd bois importé yi mooy yi nga xam ne yu jógee Côte d'Ivoire Gabon ak Cameroun ak yooyu ak contreplaqué donc ñu pour ñu ciy liggéey parce que boobu moo war a continuer parce que àll bi moom vraiment sincèrement pare dagg bi war na arrêté donc loolu bu ñu ko boo la xoolee loolu sax si boppam loolu moo gën a arrangé menuisier mais président bi si vraiment situation bu ñu koy affaire da ko touché de telle manière mu ne donc
li may njëkk def mooy bant yi nga xam ne eaux et forêts jotoon nañ ko jàpp si frontière bi ak si Gambie toll na si 1600 troncs ak 800 madriers yi nga xam ne yooyu Oulampan lañ ko jàpp yooyu dinaa leen ko jox yéen waa CESIA ngeen indi bant yi xar ko ngeen mettre ko à la disposition jaay ko prix bu yemamaay artisans yi pour ñu mun a liggéey parce que situation ngeen ñu expliqué ni dafa métti bu nga xam ne il faut ñu jàppale artisans yi donc loolu def na ci la ñu joxoon 10 millions ne pour jàppale ñu mu nekk participation pour ñu mun a def face aux dépenses liées au transfert mun a indi bant yi transporter ko xar ko pour mun ko def nañu loolu def nañ ko def nañ benn dépôt Ziguinchor benn dépôt Oussouye ak benn dépôt Bignona donc gis naa bant yooyu bu ñëwee dañ ko jaay prix bu yemamaay tax na ba artisan menuisier et mécanicien yi nga xam ne jotoon nañ bay jafe-jafe yi tax na ba ñu bay menuisier yi dem dawal Jakarta gis nañ delluwaan seen atelier di commencer liggéey donc mu suscité espoir bu rëy espoir bu nga xam ne vraiment ñun bëgguñu mu dagg. grève lañu daal di xëyee ni ki dem ba ñoom étudiants yu nekk ca centre régional formation santé bu Ziguinchor loolee nag ngir ñaawlu ne nañu rek li nga xamante ni comprendre ñu ko te mooy organisation ñaareel bi pàcc examen yi nga xamante mën nañu duppee certification en santé ñu amal nag janoo ak taskatu xabaar yi ngir rek wax seen naxaru xol goge daal di rek sàkku nag ci kilifa yi ñu xool ni ñuy lijjantee mbir mi ni mel ndaxte ab diir a ngi nii ñu nekk ci ay révision yi dul jeex ndaxte xamaguñu sax kañ la ñuy daal di amal l'examen yooyu ñu ànd ci Amady Khalilou Diame. retard bu ñu constaté ci organisation ñaareelu session bu examen yi ñu duppee examen de certification ci domaine u santé mooy lu waral justement mouvement d'humeur étudiants yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci centre régional de formation en santé fii ci Ziguinchor étudiants yooyu le dañu ñaawlu li nga xam ne loolu mooy situation boobule bi nga xam ne suñu sukkandikoo suñu yëkkati comme kaddu dina leen tardel te dina tax rek seen avenir mu lëndëm. sama tur Moussa Gaye la donc li ñuy réclamer lenn rek la mooy ñu organiser deuxième section certification parce que gars yi bi ñu defee si suñu première section depuis mois de décembre la le 31 décembre donc 31 décembre boo seetloo ba léegi mënuñoo def deuxième section loolu dafa métti lool ñi ñu ngi toog di xaar di réviser tout le temps dañuy dem ba dañuy décourager. étudiants yooyu le dañoo teg ci kanam li nga xam ne loolu mooy seen statut ñoom ñi nga xam ne balaa ñi ñëw ci école bu ñu nekk dañoo passé concours bu dëgër pour rek ñu mën a réussir bu ñu ngi ñaawlu traitement bi nga xam ne ngóor gi mu ngi leen koy traité. beneen bi mooy mënuñoo nangu privé bi jógee fële ñun ñu def suñu concours reyante ba am ko. waaw boo seetloo kii CRF yëpp boo seetloo Sénégal au maximum 15 personnes la ñuy jël. ñooñu reyante boo te dañoo bëri bi ñuy def kii bi concours bi léegi ñoom ñu ñoo comparé ak ñi nga xam ne dañoo jógee fële ci àll ba ñoo bëgg a def ñu bokk ak ñoom certification te ñoom ñoo ñuy retardé pour dire vrai ñoom ñoo ñuy retardé te loolu wax dëgg neexul ci xol dañoo def concours dañoo sonn ñëw fi di reyante mënuñoo ñëw goñ di toog ñoo xam ne xamuñ fuñ jógee loolu bokk na ci li ñuy revendiquer donc li ñuy bëgg mooy ñu séparer certification bi ak privé bi ou bien ñu éliminer certification bi. lu ñu exiger tamit mooy pour ngóor gi mën a organiser lu mu gën a gaawee examen de certification yooyu le su amul rek dinañu obliger ñoom ñu accélérer cadence bi si li nga xam ne loolu mooy combat bu ñu engagé. ñu organiser certification bi léegi parce que dañ ko soxla ñu organiser deuxième section bi parce que tamit niñ suñu gars yi ñu ngi fi taxaw di xaar donc dañ ko organiser. te en plus de cela certification yi bu fekkee mën dañ ko bëgg a def nañu séparer privé bi ak public bi ou bien ñu dagg ko. examen unique yooyu lu mu am comme objectif principal mooy yëkkati qualité de formation initiale bi ci wàllum santé donc ci application ay règles de qualité ci enseignement apprentissage yi nga xam ne ñu ngi koy am ci école yooyu ak yeneen. jërëjëf Amady Khalilou Diame ñu waxtaanee beneen grève wala doxu ñaxtu bi nga xamante ni itam ñii di collectif bi ëmb diplômé gi élèves yu nekk ci centre formation des techniciens des eaux et forêts chasse et parcs nationaux bu Djibélor Ziguinchor doon nañ ko amal ni ki dem ba dox ñaxtu googee tax na ñu bàyyi ko ci seen maxaan googee dem wutali préfecture bu Ziguinchor nee nañ nag lu leen naqari mooy diplôme yi nga xamante ne am nañ ko ci googu centre dafa mel ni amalu leen njëriñ ndax ñenn ñu fa amul ay diplôme lañuy jël di leen jox métier mi nga xamante ni ñoom moom la ñu jàng bi am ci ay lijaasa ñu dexeñ loolu lépp ak leneen lu leen naqari ci ab bataaxal daal di dox ba ci kii di préfet bi jëbbal ko ñu déglu ci ki nga xamante moo di Bakary Thiolat Diatta moom moomu rek mooy coordonnateur collectif googe ay kàddoom mu ngi ko dénk Génération FM. suñu taxawaay fii mooy dañoo bëggoon suñu centre bi ñu defal ñu ko école loolu ñu fi tax a taw dañu bëggoon suñu centre bi defal ñu école aussi ñëpp ñuy génn fii képp ku fi génn ñu recruter la. amoon na benn recrutement bi fi jotoon xew 58 éléments ñoo déposé woon jot nañ ci jël 18 mu des 40
donc bëggoon nañ 40 yooyu ñu bàyyi ñu jël leen ñoom ñëpp parce que métti na trop nga ñëw fii nekk école Eaux et Forêts def sa formation pendant 3 ans ba pare nga génn yor sa Jakarta di dawal wala yor sa caisse Orange Money di gérer wala nga tëdd sa kër di nelaw loolu métti na trop. et puis à chaque fois boo jàllee concours bi dañuy jàpp ne yow xëy na sa situation baax na parce que dañuy wax recrutement école Eaux et Forêts gis nañ ni concours bi dafa métti plus de 15 000 candidats wala lu ko ëpp ñooy postuler ngeen jàll concours bi def ay épreuves physiques ay tests psychotechniques ay visites médicales lu ne di ngeen ko daj pendant une semaine léegi boo leen paree au lieu ngeen def seen formation boo leen paree ba génn au lieu ñu jël leen da ngeen nekkaat di defaat ay yeneen concours ñun loolu bëggatuñ ko bëggatuñu buñ génnee ñu defaat beneen concours parce que def nañ concours ba jàll ba admis ci école bi loolu bokk na ci ñu fi taxaw aussi gis nañ ni recrutement bi passé dañoo jël lu ñu jot a jël yëpp jëluñ ci benn jigéen te loolu ñu koy déplorer parce que jigéen yi am nañ mérite dañuy liggéey dañuy jàng amuñ fu ñu leen mënee du ci jàng du ci liggéey donc jàpp nañ ñi ñooñu war nañu mën a jël ci recrutement bi. et aussi amoon na benn promo sax jigéen moo majeure kooku sax bokkul ci recrutement bi donc loolu noonu ñu ngi koy vraiment ñu ngi koy ñaawlu trop ñu ngi koy ñaawlu. voilà aussi bëggoon nañ aussi pour recrutement yi ñu jël ñu au parc parce que ñoom dañuy jël ay éleveurs ak ay agriculteurs ñu tere ñu dugg parc 2 ans yi nii dañu tere dugg parc du ñu nangu suñu déposer pour dem parc. te pourtant ñun ñii ci ñun am na ñu bëgg a dem parc mais dañ leen tere carrément ñu dugg parc administration te suñu administration pratiquement ay éléments parc a fi. Génération FM. association bi ëmb juriste yi jigéen yi nekk fii ci réew mi di Sénégal daal dina tàmbale benn formation ñaari fan lu ko dalee démb boutique de droit bu nekk fii nag moo dalal xëmbute googu maanaam atelier de formation googu ñu jàpp ni sax nee nañ nag loolee ngir tàggat ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen nekkal ci gox-goxaat yi bu ko defee ñu mën di gën a xeex ci xeetu métital googu léegi atelier sax ñi nga xam te ñoom ñoo di waa Save the Children ñoo ko daal di financé bu ko defee para juriste yooyu mën a xam nu ni gën a taxawoo ngir taral xeex wi ci li nga xamante moom moo di aar ak yelleefu tuut tànk yi rawatina Binta Traoré. ngir gën a mën a xeex métital yu ñuy teg ci kaw gone yi ONG Save the Children moom jàpp na ni liggéey ak structure bu ñu duppee association des juristes du Sénégal moo mën a saafaral mbir mi ndax ñoom jàpp nañ ne boobule kuréel dafa jege lool askan wi bu ñu sukkandikoo ci kàddu Amadou Tidiane Dieng di assistant ci projet Save the Children. AJS moom dafa nekk structure boo xamante ni ay ñoo xamante ni dañu jàng lépp wala bokk xam lépp lu jëm si wàllu yoon ñoo ko yor bu jëm si droit de la famille wala bokk yenn xeetu droit yi nga xamante ni xëy na war nañ si mën a taxaw si biir askan wi ñoom ñoo ko yeyoo donc bu ñu amee yenn difficultés yi par rapport aux violences wala boog cas yi nga xam te ne dañ koy recevoir ñoom dafa am partie boo xam te ne dañ ko si jouer mu am solo lool te gis neen ni lu bare aussi tamit aspect boobu day am solo parce que biir kër yi xëy na dina am xëccoo wala dara kon da si baax saa su ne ñu am structure boo xam te ni maté na pour mën a joxe accompagnement bi du côté juridique te AJS comme ñoom dañoo teg ay structures yoo xam te ni ce sont des boutiques comme lu nga ko waxee rek boutique moom mooy foo xam te ni jege na loolu askan wi te ñun moom dañuy bëgg service bi ñu joxe saa su ne mu mën a nekk service boo xam te ni askan wi saa yu ko soxlawee jot ko. coordonnatrice boutique de droit bu Ziguinchor di Ndeye Astou Goudiaby moom gën naa fësal jafe-jafe nga xamante ni dañ koy jànkonteel ci mbirum kayitu juddu yi mu doon benn cas bu spécifique fii ci région Ziguinchor. ci wàllum état civil bi nag boo gisee ñu dugal ko ci module bi dafa nekk li nga xamante ne tey problème bu rëy la fii si biir Ziguinchor parce que dañoo jógee woon si contexte bi nga xamante ne contexte de conflit la ñu si bëri dañoo gàddaay fi ñu gàddaay jur nañ fa ay doom yooyu ba tey mënuñu fexe ba enregistré leen ci état civil bi ñi nga xamante ne jotoon nañ ko am bi ñuy dem seen këyit réer na leen xamuñu nan la ñuy def ba mën a reconstituer état boobu ñi nga xamante ne tam jotuñu leen enregistré ñu mën a dem lëkkaloog autorité xool nan la ñuy def pour ñu def en dehors des audiences foraines ñu def ay audiences yi nga xamante ne spécial la ci weer yee passé rek lëkkaloo ci ak femme plateforme yi ñu def ay consultation juridique combinée de consultation médicale gratuite waaye cas yi ñu fa jot am si 100 personnes yi ñu fa jot noonu 90% yëpp état civil la. kenn ki nga xamante ne moom bokk na si ñu ñuy tàggat di Ndeye Sadio moom rafetlu na bi la formation ndax moom jàpp na ne li ni mel dana gën a dëgëral seen taxawaay ci seen liggéey. tey jii ñëw nañ ci formation ñooy dañ ñuy jàppale protéger xale yi maanaam sàmm xale yi si gox yeeg yooyu xam seen ak seen yelleef mën leen a dimbale si lu bare bare loolu man dama siy bëgg tey pour bokk ci parce que loolu man en tant que conseiller municipal dina ma jàppale aussi si li nga xam ne déjà commencé woon nañ ko def si quartier yi di jàpp si li nga xamante ne war nañ ko mën a dimbalee xale yi si seen yoon ak seen doxalin. dugal seen loxo ci xeexu ak yelleef ndaw ñi fii ci Casamance waaye tamit xeex métit bi nga xamante ne dañ leen koy teg moo doon lu soxal ONG Save the Children tamit lu leen tax a jóg mooy renforcer système de protection communautaire ci juróom-ñetti commune fii ci Casamance.
Binta jërëjëf ñu waxtaanee ndaje bi nga xamante ni comité bu ñu dénk wàllum organisation fête bu 4 avril foofu ci diwaanu Bignona ñu ngi ko doon amal foofu ñu jàpp ni sax ca camp militaire place d'armes bu Bignona bi lañ ko doon amalee Bignona dañuy yegg fekki ji fa Assane Sonko. benn réunion préparatoire lu jëm ci wàllum fête indépendance 4 avril buy nar a am fii ci Bignona amal nañ ko tey mardi bu mu amee fukki fan ak juróom-ñeent ci camp militaire place d'armes bu Bignona ku ko présider kii di commandant de la place d'armes rencontre bi nag regroupé na membre commission yëpp pour ñuy jël seen disposition nécessaire li nar a def organisation fête bi mën a jëm si jàmm. Ablaye Koli nekk membre commission communication ci commission d'organisation bu fête bi lee loolu la ñuy ñaan ñëpp di ko wax ñëpp na ñëpp jóg xam ne fête bi ñun ñëpp a ko bokk ñun suñu fetu bopp la ñëpp a ñëwoon ci biir ñëpp dajaloon nañu ñëpp pour rek jàpp rek pour que 4 avril bi doon 4 avril bu jéggi lay 4 avril bi nga xam ne bu mucc ayib 4 avril bi nga kon nag nañu góorgóorlu ñu ñëpp te ku nekk nag ci ñun fañ la yemloo na nga fa yem lañ la bàyyiloo na nga ko bàyyi pour que lépp mun a jaar yoon parce que mbir mi ñun ñoo ko bokk Sénégal yëpp ko moom suñu fetu indépendance la ca la ñu jëloon suñu raaya ca la ñu jëloon la nga xam ne moo di suñu indépendance kon nag defe naa ne kenn waratu la mën a des ginnaaw ñu ngi oo ñëpp di delloo ñëpp seen yoon ñu delloo seen xel pour que fête bi daal mën a doon fête bi nga xam ne bu mucc ayib. Génération FM Bignona Assane Sonko. jërëjëf Assane Sonko bàkk bi jib na ñu war a waxtaanee li nga xamante ni moom moo di xabaaru bitim réew yi ñu war ci ànd ak Binta Traoré nu ngi lay nuyu. maa ngi lay jaajëfal bu baax ci saawu ko li danañu dooree xabaari biti réew ca Algérie ndax tey ajuma yem ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars dooraat nañu seen doxu ñaxtu yi ba tax na constitution bu bees bi nga xamante ne gouvernement bi daal dina leen koy promettre semaine bii ba léegi dara amagu ci. ba tey ci biir xabaari biti réew benn semaine gannaaw cyclone Idai bi nga xamante ni dal na ci kaw Mozambique Zimbabwe ak Malawi ba tax na bés yi nu muy gën a demee bilan bi noonu lay gën a yokkoo ca Venezuela bras droit Juan Guaido di Roberto Marrero jàpp nañ ko niki démb alxamis yemook ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars moom fuñ ko yóbbu mooy prison bu gën a piis ca Venezuela di Ellicott moom ak chauffeur am ñoom jàpp nañ ko gannaaw buñ leen tuumalee détention d'armes waaye tamit gouvernement bi tuumal na ko ci mbirum terrorisme boobu la accusation nga xamante ni opposition bi ñaawlu na ko ak seeni ay alliés internationaux ñoom ñoo ngi ñaan ñu bàyyi chefu cabinet Juan Guaido ci nu mu gën a gaawee lii moo nekkoon xabaar yi biti réew ci saaw ko li ma bàyyi la ak auditeurs yi nga yeggali xabaar yi. jërëjëf Binta ci xabaaru bitim réew jërëjëf Tons itam ci bàkk bi ñu yónnee ndax ñu mën a waxtaanee xabaaru tàggat yaram Sénégal ëllëg ak jàmm bu juróom-ñaari waxtu jotee ci ngoon muy 7h samedi 23 mars danañu dalal Madagascar ci bëccëgu mujj éliminatoire lii di wàllum CAN 2019 ñu jàpp ni sax gaayu Aliou Cissé yi ñoom qualifié nañu ba pare dañuy mottali rek li nga xam te moo di bëccëg yi ñu ameloon waa CAF di confédération africaine de football ñu jàpp ni sax nag ci entraînement yi mujj yi nga xamante ni gars yi seetaan nañ ko ñi nga xam te seen xam-xam màcc na jëm ci wàllum football ragal nañu kii nga xamante moom moo di Pape Alioune Ndiaye daal di commencé maanaam tàmbalee match bi ca milieu terrain ak kii di Krépin Diatta ndax dañoo gis ni Aliou Cissé doon entraîné gars yi ragal nañu ni ñoom ñooñu danañu démarrer match bi Pape Alioune Ndiaye Krépin Diatta fekk fa kii di Idrissa Gana Gueye mi nga xamante ni yàgg na defaral affaire ca milieu de terrain bu équipe nationale bu Sénégal ñu ragal sax ni Aliou Cissé soo meetul dana testé li nga xamante ni moom moo di 4-3-3 ci jongante gi ba xam ndax dana jig Sénégal am déet. ñu daal di waxtaanee mbirum kii di Diao Keita Baldé wala Diao Baldé Keita moom mi nga xamante ni joueur Inter de Milan la nekk itam joueur bu Sénégal moom def na ni Sadio Mané def dafa tabax dëkk ay maamam maanaam fu mu cosaanoo maamam yi fu ñu jógee village boobu la fa tabax na fa école ñu jàpp ni sax loole mu ngi nekk foofu ci diwaanu Vélingara l'école boobu sax ay xabaar ñu ngi wane ni inauguré nañ ko mu nekk nag ci dëkk bi ñu duppee Pila Pichang ñu jàpp ni sax moom nekk ca biir Kédougou foofe bu fekkee nag administrativement nag ñu ngi wooyee li nga xamante ni moom moo di dëkk boobu rek Kédougou di Kori nekk foofu ci diwaanu département bu Vélingara ba tey ci wàllum tàggat yaram premier ministre bu Sénégal Mohamed Boun Abdallah Dionne ci alxamisu démb gi daal na rafetlu bu baax a baax
lycée bu ñu sànc foofee Génération Foot def ko lycée la bi nga xamante ni ñu fay jàng itam rek danañ nekk ñoo xam te dañuy jàng waaye itam danañu amal tàggat yaram muy football formation rawatina ñu jàpp ni sax moom Mohamed Boun Abdallah Dionne ne lii mun nañ ko méngaleeg li nga xam te moo di xemmemteefu Macky Sall fexe dëkk bi am lu bëri li nga xam te di ay njumtuwaay yi tax ñu war a gaaw a mën a yegg ca lii di wàllu émergence ñu natt ko ci atum 2035 ñu daal di wax rek ci li nga xam te moo di partenariat gagnant-gagnant googu Mohamed Boun Abdallah Dionne rafetul ko bu baax a baax bi am ci diggante Génération Foot ak FC Metz di club bu yëngu ci wàllum football 2e division foofee ci diwaanu France ñu daanelee ko ci wàllum lamb Afrique nag ndaxte kii nga xamante ni moom moo di Adama Diatta moom ab ndawal Sénégal la bi teewal Sénégal ca lamb afrique ak ñoomin seen jàpp ni sax nag mu ngi waajal boppam bu baax a baax ca INSEP moom nag di Adama Diatta boobu champion d'Afrique la juróom-ñetti yoon jamono yi sax raaya gi daanaka ci Afrique moo ko yor waajal boppam nag bu baax a baax ca INSEP nekk foofu ci diwaanu Paris ñi jàpp ni sax championnat yu Afrique yu lamb yooyu war nañ koo amal ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru gu mars jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru gu mars fële ci diwaanu Hammamet ca Tunisie ñu yemandi foofu ci li nga xam te moo di xabaaru tàggat yaram yooyu léegi-léegi ñu daanelee li nga xamante ni moom moo di yile xabaar ci lu ñu taataan ci xabaar ci xot yëglekaay yi ñu xëyee ci bëccëgu tey ji. xibaaru yëglekaay yi ak si saawu ko li dal leen ak jàmm yëglekaay yu ñu xëyandoo ci bëccëg aljuma ak tey jii xëy nañu biral wàllum démocratie ci réew mi di Sénégal ak itam sénégalais bi nga xamante ni moo taal ab bus foofee ci diwaanu Italie te ay ndongo daara nekkoon foofee loolu la yëglekaay xëy biral Sud Quotidien yëglekaay la ñu njëkk a yëre yi mu xamal ñu ni ngir mën a dëgëral sunu ay institution day Macky Sall a ngi nii jàkkaarloo ak histoire bi yëglekaay ne ñu Macky Sall day mi ngi noonu léegi nag comme amatul problème mu beneen mandat day maanaam yemale nañ fi mandaam constitution Sénégal jël ndogal bi ni mel de moom Macky Sall léegi kay xanaa war naa mën a wut woy wu rafet laata mandat bu bees bi di jeex bi léegi kay di Sud Quotidien ne ñu dama leen ne li nga xam te moom moo di rek coow li ñu ne moo nekk di gàkkal suñu démocratie réew Macky Sall day war na fi mën a jaar daal di ko jubbanti ba faw bu ko defee day mu mën a dugg ci histoire du Sénégal laa leen wax bi léegi kay ne ñu rek Macky Sall day war na fexe indi fi ay textes yu leer ci wàllum statut chef de l'opposition bi léegi kay di Sud Quotidien ba tey woy di lim ci lu Macky Sall war a defaraat ci réew mi di Sénégal balaa ñaareel bi mandaam di jeex bi léegi kay ne ñu rek lii di wàllum président de la république nekk itam chef parti loolu itam Macky Sall war na ko mën a lijjanti balaa moo jeexal mandaam gu yees gi waaye itam indépendance justice bi léegi kaay rek di Sud Quotidien nañu loolu itam Macky Sall war na fa fexe mun fi am woy wu rafet laata mandaam bi di jeex waaye itam gouvernance ci affaires publiques yi itam rek Macky Sall day war naa mën a indi ay textes yu leer yuy tax rek fii ci réew mi di Sénégal day kenn dootul dëggati coow yi ni mel responsabilité am la moom Macky Sall gannaaw bi nga xamante ni am na chance bu benn président amul ci réew mi di Sénégal ndaxte moom Macky Sall day mooy président de la république bu Sénégal bu njëkk bi nga xamante ni mooy amal mandat te mu leer ko ni dootu ko amati ndax constitution bi moo ko tënkee ni mel enquête yégle kay ne ñu rek financement campagne électorale yi day nekk na lu ëlëm samay naatango yi nekk ci enquête quotidien dañuy wuyoo démocratie waaye dafa mel ni côté boobee day démocratie Sénégal dañ ko daal di piégé ndax ci campagne électorale bi nga xamante ni weesu nañ ko day koppar gi gars yi daal nañ ko xëpp ci campagne électorale bi enquête yégle kay ne ñu looloo tax day ma ne la fi mu ne démocratie Sénégal day ni mu am doole côté boobee day amagu fa doole ndaxte rek ñi nga xamante ni day ñooy seetlukat yi dañoo gis ni démocratie Sénégal ngir mu am doole ci côté boobee day fokk ñi yemale li nga xamante ni moom moo di dépense campagne électorale ya enquête yëglekaay moo xëyee ci li ni mel ci bëccëgu tey jii Le Soleil yëglekaay itam daal di xëyee ci wàllum démocratie réew mi di Sénégal daal di jox kaddu kii di Mamadou Diouf nekk jàngalekat ca université bu Columbia ci diwaanu États-Unis bi yëglekaay ne ñu rek moom di Mamadou Diouf xam ne na ni démocratie Sénégal day bu fekkee doomu aadama la mu ne si dañoo jàpp ni jamono yi mu ngi am wérugu yaram gu baax Le Quotidien yëglekaay moom daal di wax ci leneen rawatina ñaari wax yi nga xamante ni ñaari porte-parole PS yi wax nañ ko ci ñoom ñoo woo ñi nga xamante ni bi rek ñoom la ñu daxoon ca parti bi wala woow ñu leen dey ñaari wax juddu na bi léegi di Le Quotidien nañu Abdoulaye Wilane bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom gannaaw bi nga xamante ni doon nañu amal réunion bureau politique xam ne na ni waa PS nee nañu ñu ngi tàllal loxo seen
ay doom yi nga xamante ni ñoom la ñu daxonte yi muy kalaasu Khalifa Sall geeg Barthélémy Dias geeg Bamba Fall geeg ki nga xamante moo di Aïssata Tall Sall maître Bokar Moussa Thiam di adjoint ki nga xamante ni bi rek moom moo di Abdoulaye Wilane yi moom xamle na ci le quotidien bi xëy génn ci ba jógu tey ji ni waa PS musuñu woo benn yoon yi nga xamante ni ñoom la ñu daxonte yi loolee tax bi léegi kay di le quotidien ne ana kan moo wax ki nga xamante ni moom la PS santaane ci ñaari porte-parole yi di Abdoulaye Wilane ak ki di maître Bokar Thiam Abdoulaye Wade ñeneen ci ñu ko jege woon PDS mere nañ ko ba futu ndaxte day dañoo gis ni ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jege jamono yi te bokk ci parti démocratique sénégalais yi dañ ko ber bañ ne ñeneen ñi teg ko gët ba mën a waxtaan ak moom loolee day tax na ñu bëree ci ñi bokk ci PDS mer ba futu ci doxalin googee ba tax na rek ci fàttali sax bi léegi kat Walfadjri di ñu xamal ni ñaari fukk ak juróom ci ay membre comité directeur day ñoom dañoo jëppi sax Abdoulaye Wade faf mujj ko bàyyi parti démocratique sénégalais dem langali ji kii di Madické Niang source a yéeglekaay moom daa di wax aéroport militaire Léopold Sédar Senghor bi nga xamante day gannaaw càccum suuf ba fa xew jamono yi léegi day li fa nekk ci itam mooy càcc matériel gi fa nekkoon jamono yi nga xamante ni bi rek aéroport bi nekkaguloon aéroport militaire maanaam aéroport civil la woon bi léegi rek nañu rek ay chaise jàpp ay canapé comptoir d'enregistrement matériel bu xaw a wojof lépp li nga xamante ni nit mën na ko yëkkati tey ñu ngi koy càcc foofu ca diwaanu aéroport militaire Léopold Sédar Senghor ba tax samay naataango yi di waa source année yi ana kan moo mën a sowe aéroport militaire Léopold Sédar Senghor jamono yi ci càcc gu métti gi nga xamante ni moom lañ fa nemmeeku ñu wax ci doomal Sénégal gi ñu ne moo tal ab bus te yeboon ay ndongo foofee ci diwaanu Italie de yi ndax fi mu ne ñii di waa Italie de dañ ko mere ba noppi jéppi ko jéppi gi nga xamante ni nee nañu sax doomal sénégalais bi de yi mérité lu am nationalité italienne ba tax na de ay baat yu ngi jib ni Ousmane Ly nañu nangu nationalité italienne buñ ko jox ngir ñaawteef gi nga xamante ni def na ko jàngeen jëf jeex na fii la ñuy taxaw li ci xabaar yi léegi ñu fàttali leen ponk bi nga xamante ni jotoon nañ ko fi yaatal. Sissawa Koli. janoo ak taskatu xabaar yi doon nañ ko amal alxamis gi ñoom waa CCA muy cadre concertation agriculteur ak artisan yu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor Abdoulaye Diakhaby seen président bi nga xam ne na ni ñu ngi rafetlu bu baax a baax ndogal bu Macky Sall jël ngir tere li nga xam te moo di gor bant yi ca àll ba waaye nag mesure yu mu teg nit gunge leen ci rafetlu nañ ko itam bu baax a baax ñaax ko mu yokk ko dégg ngeen ko ci biir ëttu jotaay xabaar yi ñi nga xam te ñoom ñoo nekk ay ndongo yi nekk di amal formation ca centre régional formation en santé bu Ziguinchor nañu xëyee ak grève alxamisu démb gi ba sax ñu taftal ci janoo ak taskatu xabaar ngir wax lu leen métti du leen lu dul li nga xamante ni bi rek moom moo di seen l'examen yi ñuy xaar ñu duppee ko certification en santé boobu ndégg ni mu tëwoo yegg si ñi ne nag seen i kilifa sonn nañu ci révision yi révisé nañu ba fu mu ne seen bopp yaa ngi métti nañ leen wax kañ la ñu war a amal l'examen yooyu jàmm ne ñooy dégg ngeen leen ci biir ëttu jotaay xabaar yi ak ki nga xam te moo di Amady Khalilou Diémé mi ci def ab compte rendu collectif diplômé élèves ak yu nekk ca centre formation des techniciens des eaux et forêts chasse parc nationaux bu Diourbel ñoom itam doxu ñaxtu la ñu xëyee dem ba ci préfet jébbal ko lettre bi nga xam te dëxëñ nañ fa lépp li nga xam te naqari na leen ndax nee nañu boobu ba ndëgg ni nag ñu ngi liggéey waaye dafa mel ni diplôme yi ñu fay jëlee amalu leen njëriñ ndaxte ñeneen ñu amul diplôme mais wala sax ñi nga xamante ni jànguñu métier mi la ñuy jox yenn saa yi seen ay place loolee rek naqari leen bu baax a baax li ngi ci yaatali ci biir ëttu jotaayu xabaar yi association des juristes sénégalaises daal di tàmbale formation ñaari fan lu ko dalee démb ca boutique de droit bu Ziguinchor nee nañ nag lu tax a jóg formation boobu mooy jël ñu leen toogal ca goxaat ya tàggat leen ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñi salfaañe ak yelleefu tout tànk yi rek ñu daal di leen faagagal maanaam gàntal seen ay pexe loole dégg ngeen ci Binta Traoré ñëw ci nu mu gën a yaatoo ci biir ëttu jotaayu xabaar yi les xabaar itam daal nañu demoon ca Bignona waxtaanee fa waajtaay 4 avril gi nga xamante ni kuréel gi yor wàllum organisation gi mu ngi amal ay réunion bu ko defee ñu mën a fexe bés bi su jotee mu nekk organisation gu mucc ayib dégg ngeen ci yaatal yi ci biir ëttu jotaayu xabaar yi ak sunu correspondant bu ñu toogal ca Bignona di Assane Sonko xabaaru bitim réew àndoon nañ ci ak Binta Traoré xabaaru tàggat yaram yegge nañ leen ko itam sànq la ñu yëkkati jotaay xabaar yi ak xabaaru yëglekaay yi lii moo nekkoon xabaar yi ci Sissawa Koli yoon doon leen ko yeggeeg mbégte bu mag a mag ci xarale gi ngir fréquence 93.4 Tons Dadi Diatta moo fa nekkoon Cheikh Goudiaby
moom moo nekkoon ci xarale yi tax ni mën ñu seetaan ak di ñu déglu ca Facebook Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 YouTube La Teranga TV moo nekkoon adresse bi ngeen doon di ñu seetaan jégalu baax a baax mu ngi noonu dig leen daje incha allah ci yeneen ëttu jotaayu xabaar salaamaaleykum.